mënta ñàkk teel koo def waaye lu mënta wéy tamit nga teel koo dakkal fii ñu mujjee ci commission bi nga xam ne ni moo yor wàllu weer wi ginnaaw bi fi kilifa bu tedd googu jógee te jiite woon ko avec difficulté c'est-à-dire du ñuy gis rek ni difficulté yi après Mourchid Iyane Thiam la feeñ non difficulté yi mu ngi fi woon moom kay da ko doon dékku def ci lu mu ci mën sañ ci nag ñu wax ko ci lu ne moom bi mu fi nekk sax ñu ngi koy tendance mais xëy na amoon na charisme bi di dem au front ak yooyu mais li mënula continuer mooy li nga xam ne nii moo feeñ jullit yi mënuñoo nekk ci di xool ban boor la ñuy déglu ci lu aju ci weer wi te jamono nag day dox ba am noo xam ne noonu la tëddee tey dañoo weesu lu toll ni weeru koor bu weesoo li muy def ci diine li tax ñuy woor su weesoo loolu àdduna ni muy doxee weeru koor incidence yi mu am ci wàllu doxalinu réew meeg yooyu mais mënatuñu koo bàyyi rek ci ay nit tëju conditionné ko ci loo xam ne xëy na enjeu yi dépassé na leen tey koor mënatul nekk rek séentuwu nañu ko daan defee séentuwu maam tey fa ñu dugal ci xarala yi mais aussi autorité de l'État comme gis nga ko fa la ñu mujjee tey xëy na fi la ñu war a jaaree sax autorité de l'État affirmé waat réew mi nag faw ñu jox kilifa yi diine yi nga xam ne ñooy xalif généraux yi seen cër mais ñooñu état bu jógee waxtaan ak ñoom jaratul sax ay diwama représenté ñoom ñoo koy may état bi ci cër boobu parce que am na yoo xam ne jaar na fi gis nañu coopération entre état ak kilifa mais këru diine yi lu dëgëroon la mais kilifa diine yi may nañ ko état donc lii tamit war nañ ko mën a. et puis loolu ñoom quand même kilifa diine yi joxoon nañ ci ay jéego yu am solo bu ñu fàttalikoo sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na yokk leeram bu nekkoon xalifa général des mourides mu ak si li mu jëkkoon wax mooy bëggatuma parce que dañ daan def weer wi feeñ nit ñi gisuñu ko mu ne bëggatuma ñaari korité wala ñaari tabaski donc kilifa diine yi je pense que ñoom seen wàll amuñu problème parce que ñoom ñëpp ñoom réeroowuñ ci seen biir en fait ñoom amul benn réeroo seen diggante. te loolu mooy njariñu jullit yi. mooy njariñu réew mi c'est-à-dire weeru koor implication yi mu am tey weesu na sax ñuy def ñaar ba ñetti te lii su continuer ku nekk day génnee weeram bu génneewul weeram it du nangoo gis weeru jàmbur parce que finalement pratiquement ku nekk da ngay am sa weer ku nekk da ngay am sa séentu ñoom ñoo bokk bés bu ñu séentu lu fi jar ku nekk communiquer bëgg a wane yow fi nga jaar ba séentu parce que benn séentu dong la benn weer la amul lu ñuy mën a werante ba mu jar xëccoo rayante te nag. mais est-ce que koppar yi parce que liñ fi déggoon mooy on nous parle de subvention de l'État est-ce que de loolu aussi. Chérif xam nga lii xaalis moom. xam nga lii xam nga ay kilifa diine lañ vraiment ay imam la ñu ñuy jiite. am na loo xam ne sax kersa la pour wax ko. dem ba ñuy dégg xëccoo ci place ci falinu àdduna imam sax xanaa bu ñu la ko falee bu nit ñi xëccoo nga bàyyee leen ko. maandute loolu la. bu leen nit ñee la jiital bu ñu ci werante amee sax imam sax bu ci werante amee maandu tey moo la woo ci nga bàyyi waxuma la nag mbiri àdduna yi nga xamante ne nii mais dafa kersawu ci jullit yi sax ci ñuy dégg suñ ñi nga xam ne ñoo ñu jiite di wax ci suñu tutte di ñu dugal ci weer wu sell wi parce que ci ñoom lañu yaakaar ñu wax ñu mais bésu korité bu njëkk bi kañ la finalement fii lañ ci toll ba dem ci ay waxtaan yoo xam ne ñeneen lañ ci daan woo lii kujje politique gi lañ daan woo ci jubale tey ñu dem bay ñaan ñu ngi jubale ji imam yi kersa la ci képp ku yeewoo ci réew mi. mais lan moo tax yeneen réew yi ñoom amuñu problème yooyu ñun ñu am ko foofu état yi ñoo koy gérer wala diversité confrérie bi am. xëy na ñun am nañu avantage ci ni suñu l'islam tëddee am ay këru diine yu mag avantage la parce que yenn réew yi toj. te diine tax muy toj parce que dañoo amul li ñu am ñun donc avantage la suñu kër diine yu mag yi fi nekk avantage te ñooñu gëm naa ni amul kenn ku ci réeroo ak état mais da nga gis léegi nag ci kuréel yi ku nekk di nga am foo bokk mais gëw ma ni ña fa nekk dañoo représenté te ëttu diine yi am nañu fa nekk ay boroomi xam-xam lañ jàng nañ waaye nag nekkeewuñu fa teewal këru diine yi seen xëy na seen pexe yi bopp seen jaar-jaare bopp la ñu fa nekkee bu fekkee nag dañoo bëgg delloowaat ci diine ji spécificité bi nga xam ne ñun moom la ñu am ñu ne diw moo représenté Touba diw moo représenté Thiel diw moo représenté feneen mu yem fa jeex fa
leneen luñ ci mën di yokk nag mooy indi yii tey ñi koy suuxat doo xam fu ñuy wuyoo parce que wuyootuñu ci kër yooyu. ci kër yi nga xam ne nii moom la développement science sax may na léegi ñu ciy boole ay borom xam-xam yoo xamante ni ci wàllu séntu weer la màcc. mais te ñooñu dañuy wax loo xam ne nii kenn mënu ko weddi parce que science la yàlla moo mayee xam-xam boobu yàlla bu mayee xam-xam boo xam ne nii moo fi nekk ba nit ñi mën cee jot tey di mën a lijjanti mbiri weer mais war nañoo dépassé nag wax dëgg fa yàlla di am kumpa ci weer wi parce que ñoom jiitu nañu ko gëstu nañu ko calendrier at bi yëpp teg nañu ko même bu amee erreur yàlla moo nangu sax ñuy si seen tute muy am erreur loolu mais loolu dara nekku ci mais en tout cas moo gën a précis moo gën a wóor que teg ko ci fi ñu ko tegoon rek ak tey adduna bi ni mu demee environnement beeg taax yu kawe yeeg lépp li fi nekk tax na séentu sax yombatul science mënatul a ñàkk ci li nga xam ne nii moom mooy doxalinu àddina mooy doxalinu diine mën nañoo continuer di séentu mais doole bi science di may nit ci gëstu séentu weer loolu mënatuñ koo teggi naan dañuy doxalee nañu daan doxalee rek mais lii moom kersa la te yaakaar naa ne réunion bii comme ministère de l'intérieur mais gis nga ko foofu lañ ko wootee mooy ministre des cultes yoon la mu wax ci mais dem di jubal ay imam vraiment loolu ku ne war na ko jomb kersa la ci ñoom ñi séq wax ji bay nangu sax ñu leen di àtte ñoom ñoo ñuy jubale sànq yaa ngi wax ne kersa la man dama lay laaj rek juste li mën a indi également comme ay conséquences ndax xam nga léeg-léeg bu xaw a waroo ay wax amee diggante bi mën nañ koo defaraat mais bon dina xaw a difficile un peu surtout les premiers et puis ñenn ci askan aussi dañuy dem ba dañuy perdre confiance même si amoon na ay problème jamonoy suñu papa Mourchid Iyane Thiam yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana mais coow lu mel nii quand même seen biir wax ji dem ba ci place publique bi kàddu yi ku ne jaar fii si dafa xaw a ruslu ci ñun en fait voilà gàkkal na. Imam Omar Diène comme moom lañ fi déglu sànq ci suñu journal mais boo liiree bataaxal bi mu doon wanee ne du dem ci ndaje mi boo ko liiree jàng ko. sànq rek wax na si kii bi nag neen wax na ci wax bu sori. wax na ci ba diingat Cheikh Tidiane Sy Al Amine bi nga xam ne xëy na moo jiite cadre unitaire bi ci ne coup d'état la ñu bëggoon a pour teg keneen c'est-à-dire wax bu xasee ba jib yàq na la ñu mën a defar yépp tey am na lu bët bu ñuy xoolantee seen biir parce que ku nekk guuxal na samam te loolu xajul ci diine wax dëgg fa yàlla c'est-à-dire diine ji bu fekkee ni moom la ñuy woote di ko wuyoo am na loo xam ne war nañu koo jomb maintenant ñi nga xam ne àddina moom la ñu nekkal xam nga kujee politique yi kenn reproché tu leen wax lu dul dëgg fen wala sàcc kenn reproché tu leen loolu moom kay dañu naan boo sàccee suñu xaalis nga delloo ñu ko mais loolu presque ñoom bàkk la sax finalement dem na ba niru bàkk ci boo lijjantiwul yow sa àdduna presque da ngaa ñàkk fayda wala say mbokk neel da ngaa ñàkk fayda alors que yaa ngi ci poste bu baax yaa ngi ci place bu baax mais ñii xaaruñu leen foofu fi ñu leen di xaaree mooy maandu wut la wuñu leen bu ñu déggee sax ñu naan dañ leen doon jox xaalis te xaalis boobu mooy enjeu bi tey mais dañu naan fan la ñu jëm jàkka ji nañ yem ci li lay war a suli lu waay am lu waay man rek ñu def ko ci te ñu ngi tabax jàkka yi parce que góor yàlla yaa ngi fi di def ci jàkka yi di def lu ñu mën Sénégal moom dinañ tumurank lépp ba mu des kuy def ci jàkka yi waaw. ok muy lu am solo donc ñu daal di ñëw nag ci waxtaan wi jëm ci mbiram emploi gis na ni problématique la bu mag fii ci Sénégal ginnaaw coow yi fi amoon violence yi émeutes yi président ne comprendre na jeunes yi passé na beneen étape jëm rek ci li nga xamante ni mooy. fi mu bëgg a jëm pour créer lii di wàllu emploi Abdoulaye 65000 emplois 5000 yi nee nañ ci jàngalekat la mais am na métier yoo xamante ni wàllu agriculture ak yeneen yow nag da nga jàpp ni il faut ñu xoolaat aussi convention bi doxoon ci diggante état bi ak employeurs yi te tamit jàpp nga ni daal surtout secteur privé ak patronat bi am na ci loo xamante seen wareef la mais defuñu ko. Chérif ñun avantage bi ñu am ci réew mi fi mu toll nii ba tey mooy am na lu bari loo xam ne dañoo gëstuwul rek li nga xam ne. peut-être def nañ ci ay at di ko móol di def ay rapport di signer ay convention mais gis nga emploi jeune gëm naa ni li fi nekk bu ñu ko gëstu woon am na lu bari loo xam ne bind nañ ko tënk ko signer ko ba pare moom kay ñàkk jëfee xëy na moo am mais balaa loolu président la dafa mel ni aussi wax dëgg fa yàlla xëy na déglu na ndaw yi xëy na déglu na aussi li indi fitna
ci événements sociopolitiques yi fi jàll comme noonu la ko ñu bëri di waxee léegi mais xëy na déggul bu baax pexe bi nga xam ne nii moom lañ ci war a jël parce que ñaar yi mu boole mooy dinaa créer 65 000 emplois parce que dinaa débloquer 80 milliards dès le mois de mai li nga ciy dégg mooy 80 milliards yooyu moom la ñuy créer 65 000 emplois parce que sinon du ko lié gis nga ci entreprise yi xëy na président de la République aussi li mu liggéeyul secteur privé wala lu mu nekkul ci responsabilité négociation de salaire ak ci entreprise mais da ngay gis ni entreprise li gën a jafe chef d'entreprise mooy négociation de salaire li leen di gënal sax mooy jël prime fay ko travail parce que liggéey nañu bu baax ñu ne jël nañu prime 10 millions jël nañu prime 1 milliard muy intéressement muy participation joxe ko parce que prime benn yoon nga koy joxe mais salaire soo ci duggee salaire da ngay considérer ni bis boo ko tàmbalee jox nit da ngay calculer ni ba muy retraité la donc salaire du lu ñuy yëkkati enveloppe ñu déjee naa ko pour création emploi parce que boo jëlee 80 milliards yi boo ci créer emploi yi day fekk ñu soxla ko mais ñooñu deuxième mois bi foog ñu fay leen troisième mois bi foog ñu fay leen ainsi de suite donc enveloppe bi nga naan moom lay consacrer pour créer des emplois loolu du mën a opérer emploi lenn rek moo koy lal amul chef d'entreprise buy créer poste te soxlawu ko fexe économie bi dox de telle sorte que nit ñi doo leen sax forcer pour créer emploi gis nga ko entreprise am di dox mu soxla ci un poste de travail ñaar ba ñetti nit mais doo ko wax wuti ko. c'est l'environnement donc qu'il faut améliorer. environnement bi la mais Chérif looloo tax ñuy delluwaat ci li nga xam ne nii tënk nañu ko convention état employeur mu ngi fii Sénégal ñu ngi ko tàmbalee mool année 2000 état signé ko ak organisation patronale erreur la sax ci organisation patronale yi ñu ko signé ci ñu ko tënk ndax CNES moo ko signé ak CNP te tey xam nga structure organisation patronale Sénégal weesu na ñaari organisation yooyu parce que tey li ñuy wax ci informel bi rek boo ko jëlee mënoo xalaat sax signé ak organisation patronale te boole woo ci organisation commerçante yi. yéen a quoi assise. ak yeneen am na SPICE syndicat de l'industrie parce que ñooñu aussi dañoo beru ba dëkk am na CIS tey. club des institutions ay njaatige lañu. le MEDES aussi. loolu soo ko yaatalul déjà benn bànqaas bi rës na mais li tax ñuy taxaw ci convention état employeur boobu gis nga convention boobu dafa régler problème yi président Macky Sall jànkonteel yëpp te mu koy posaat te mel na ni ki moom xamul ni loolu mu ngi fi mais erreur xëy na ñi yor wàll woowu la di ko doxal convention boobu lijjanti na problème mu stage ci ni nga xam ne ni noonu la ñuy encourager chef d'entreprise yi ñu jël ay stagiaires parce que état day am ay contrepartie yoo xam ne dana leen ko reverser am ay allègements yoo xam ne dana leen ko defal boo jëlee stagiaire rémunération ba nga xam ne moom lay jot tegatuñu ko employeur bi rek état bi day fay 50%. mi ngi koy def ba léegi. mais loolu dañ ko mës a appliquer fii ci réew mi yow da ngaa mës a dig da ngaa mës a non je veux dire est-ce que mës nga Chérif boobu est-ce que mës ngaa gis les stagiaires non je veux dire non li ma bëgg a laaj mooy est-ce que état bi mi ngi koy def patron gaa yaa ngi koy encaissé waaw voilà loolu laa bëgg donc ànd bi ci patron non xam nga fii li fi nekk xam nga loolu transport xam nga loolu moom la ñu tuddee amuñu sax pass gis nga yooyu moom la ñu tuddee ay niche fiscale moom la ñu tuddee ay niche fiscale niche la yoo xam ne xaalis baa ngi génn nag xaalis bi mu ngi génn. fu mu jëm. mais ñi koy jël ñi ko xam ñu ngi koy jël loolu c'est la même chose ci lu nekk ci réew mi noonu la ñuy doxalee c'est-à-dire dana am ay circuits parallèles yoo xam ne ña xam yoon bi fa la ñuy jaar ba jël xaalis bi état nag mooy amul fulla rek walla complice ci nangu la ma la teg defuloo ko ba pare ngay jël li nga xam ne nii man moomeelu ñëpp la ma war la koo jox. fii kan moo fi mës a dégg convention de stage fii stagiaire buy wut nga dem ci entreprise ñu signé loolu convention de limite boo indee sax convention entreprise ba employeur ba day yaakaar ni yee kii stagiaire la buy indi ay problème xaaral Ablaye dagguma la mais tamit
faaw ñu def ci taxaw bu ñu duggee ci wàllu stage ak liggéey am na ñoom dañuy def 5 ans ñu nekk ci kër di stage amuñu sax transport. loolu convention état employeur boobu daf ko réglementé ci stage yooyu nga xam ne c'est conventionné 3 ans war a koo mën a wees parce que may nañ la nga parce que xam nga lu tax mu dem sax 3 ans parce que am nga niveau de rémunération boo xam ne presque salaire la parce que dañu ko def ba dañu ko plafonné ne dans la limite de pas dépasser 100 000 francs fii ñaata liggéeykat ñaata catégorie socio-professionnelle ñoo fiy xëy di dépasser sax seeni heures yi ñuy def boo leen xoolee seen bulletin de paie 60 000 francs yu mat amuñu ko jëlal ay agents de sécurité pour ne citer que cette catégorie là ak li ñuy trimer. ana inspection du travail du seen liggéey du. non joyante yooyu. Chérif inspection du travail xam nga mën nañ cee taxaw mais émission beeg journée bi yëpp sax taxuloon ñu matal inspection du travail parce que inspection du travail fii ci biir réew mi ni mu bindoo ni mu tëddee moo tax mission mënul mat am gaa ña fay liggéey jàmbaar lañ mais gis nga moyen boo ko joxulu nit mënoo fexe ba mu doxal la muy doxal inspecteurs yi ñoo gën a tumuranke ña nga xam ne nii ñoom la ñu war a taxawu inspecteur ba bu gënee sonn salarié bi nga xam ne moom la war a lijjanti ay mbiram bu ñu koy noot bu ko ngoram mayul tuuti mu nangul employeur ba nga xam ne mooy tege nooteel te moom mu war a nekk filtre bu njëkk ci àtte ñaata contentieux yi ñoo fi am yoo xam ne salarié yi am nañu ci lu leer wala lu leer ne inspecteur ba xëy na ger nañu ko wala boog doxalul li nga xam ne nii mooy wàllam ci taxawu travailleur ci contentieux yu def ñaata patron chef d'entreprise la ñu fi daan ci lu leer ci nu ñuy doxale ak seeni salarié te dara génnu ci du mujj fenn da ngay dem ba da ngay am sa jàmbat doo ko mun a jooy fenn te xam nga lu tax loolu parce que état mooy njëkk a wàcc yoon mën nañu comprendre ay chef d'entreprise du privé di def naka su dul noonu état mun leen teg ci yoon mais bu commencé ci état mënatu ko jiiñ kenn état bu fekkee ni moom ci bopp ay salariés tey ñaata précaire ñoo am ci ñoo xam ne ci état la ñu bootu demal université travailleur université yi professeurs yu mag yi dañoo am kersa sax ñoom poser ay revendications yoo xam ne revendication pédagogique la parce que ñoom seeni cabinet dañuy am ay ñoo xam ne ñooy def liggéey ba yëpp te bu ñu leen mayul paas boo moytul du ñu ñibbi. les ministères. contrat bu wóor amuñu ko précarité la ñuy dund nga dem ci hôpitaux yi bañ nañ ko ba léegi presque gis nga comité de santé yeeg yooyu finalement presque recrutement politique la aussi même agent de santé yi danañu koy kaas parce que ñi ñuy dugal te soxlawuñu leen moo ëpp ña nga xam ne dañ leen a soxla ci système de santé bi réellement gis nga ni ñu commencé jiiroo parce que c'est ça le terme emploi yi nga xam ne président annoncé na ko ci rek ci le truc de reboisement ak yooyu yaa ngi def forum fii mais danañu ko demee de telle sorte que politique ñi ko soxla duñu ci jot ñañu ciy woo xëy na sax doublon la ñuy def parce que xëy na am na ñoo xam ne dañ leen woo ci loolu peut-être danañu am nañu seen xëy waaye fa la ñuy defee seen i complément ak yeneen yoo xam ne gis nga bu ñu ko lijjanti woon problème emploi lu bëri dana wàññeeku mais li tax ma ne président daf mel ni déggul ndaw yi parce que perspective création d'emploi mënoo ko wékk amul fenn ci àdduna fu ñu koy wékkee ci loo xam ne saisonnier la loo xam ne c'est contextuel man président dama xaw am kersa bu ma déggee ci discours am mu dem ba jàpp ni yéeneem ci ndaw yi Sénégal mooy mais pavage c'est-à-dire loolu du perspective emploi liggéey yëpp a baax nag parce que dañuy naan non liggéey yëpp a baax mais war nga am beneen yéene ci sa jeunesse même bu dee emploi non qualifié la muy beneen bu dul perspective pavage ci discours présidentiel ci ne pavé ville yi danañ ci mais ci créer ay emploi loolu warul dugg ci discours président de la République. mais est-ce que newul daf ko bëgg a def rek jaarale ko foofu ña fay liggéey gis ci seen bopp tamit réew mi gën ci développer kuy liggéey fayeeku maanaam faj yeneen i jafe-jafe yi nga xamee ni moom la nit ñi doon jànkonteel ak suuf seeg poussière bi. mais kuy liggéey fayeeku xam nga erreur bi aussi mooy mënuñu xeex chômage bi en créant un besoin bu ñu amul. loolu erreur la
parce que besoin boobu nga amul pavage yi xam nga loolu day jeex. fii campagne boo fi ubbi ville boo ko pavee 3 mois bu ngeen ci góorgóorloo mu jeex bu jeexee kooku nooy def pourtant am na fi même ci convention état employeur bi am na des contrats de requalification c'est-à-dire nit nekk ci apprentissage njàngum métier xëy na mu gis beneen bunt boo xam ne mën na fa requalifier ñu def contrat de requalification mais yooyu yëpp am na fi mais fii gisoo fi nit di jàng métier sax am chance su formation emploi c'est-à-dire di jàngi suba ngoon mu dem ci entreprise ci convention boo xam ne dañu ko signé moom kay day nekk cours du jour wala mu nekk cours du soir di liggéey entreprise en cours du jour ñu koy sañe nag en tant que stagiaire boo xam ne duñu ko fay transport du ko am mais loolu état mënu ko xeex bu dee moo ko njëkkee demal ci ministère yi xale yi fa nekk di stage qualifié en plus loolu xam nga nekkatul emploi non qualifié ay xale la yu diplômé ba am master am leneen ministère yi ci boppam lay wax ña fay stage bu dee état moo leen di teg loolu état mënatul wax privé bi kon bul teg ñii loo xam ne nii tegul ci yoon loolu mooy problème bi fii ci biir réew bi mais loolu yëpp ay affaire la yoo xam ne convention yi fi nekk prévoir na ko dañ ko waroon jeexi rek te nag dox ci. voilà Ablaye xam nga sànq yaa ngi doon wax ci mbirum salaire ni dafa diis neexul supporter est-ce que loolu tamit warul tax tamit ñu jéem a inciter ndaw yi ñu dem ci wàllu maanaam auto-emploi fexe ñoom tamit nu ñu leen di jàppalee ba ñu mën a defar seen entreprise micro entreprise ba mën ci gis seen bopp. waaw xam nga ñëpp mënuñoo créer seen emploi bopp parce que am na ñoo xam ne boo leen dénkoon te Apple suba ñu daanu parce que mënuñoo yor am na ñoo xam ne liggéeyal nit xalaatuñu ko ñooñu mën nañoo dox ci wàllu auto entrepreneur wala ñu créer seen entreprise bopp nit sax day am nekk dans un poste en emploi salarié créer auto entreprise am à côté loolu mën na nekk aussi c'est-à-dire jàpp benn bi ne non dañuy def le paquet ci création d'entreprise fii Sénégal création d'entreprise bu ñu ci taxawoon tuuti daf mel ni dañuy inciter nit ñi rek ñu créer mais xooluñu dans un an lu entreprise yooyu di devenir. Il y a une moyenne mondiale qui est décroissante d'ailleurs première année une moyenne mondiale dinaa la wax bu Sénégal fu mu toll une moyenne mondiale première année entreprise yi ñuy créer 88% du ñu franchir la première année décroissante troisième année bi 75% mais c'est très loin de ñun suñu moyenne fii xam nga lan moo la koy wax dafa am benn séminaire bu yàggul bu APIX doon def ñu ngi ko defee sur la Petite Côte séminaire la woon d'aide à la création d'entreprise bañ fa demee dañu bëggoon nit ñi ñëw créer entreprise évidemment dans ces directives là toujours mais ils ont eu 88% parce que ci benn journée bi si mes chiffres sont exacts def nañ plus de 300 nit yu ñëw ci perspective création d'entreprise boobu mais à 88% xam nga lu ñu def ay nit la yoo xam ne am nañ seen entreprise ba pare pour formalisation moom la ñu ñëwoon. mooy guichet unique yi ni wax dañ. waaw guichet unique yi muy petit artisan yeeg affaires yi commerce yu ndaw ni ak yooyu. yooyu lañ fa nekkee woon mooy perspective daal am na dañuy gëstu emploi du décréter une enveloppe joxe parce que enveloppe ba day jeex te salaire emploi dañu koy fay. voilà loolu daal mooy wax. comme suñu invité ñëw toogal nga ko fi toogaay bu parlant de l'invité dafa am ñu ne ab camion bu daanu ci péage bi créé un accident embouteillage yi surtout autoroute bi waaw moo tax ñu dëkk côté boobu am jafe-jafe pour allier la ville loolu moo tax ñuy koy masaw bu baax embouteillage yi moom c'est pas évident jërëjëf Laye jàngat plus nga ñu defal wala jàngat ak invité voilà merci beaucoup ñu dem léegi miroir régional